asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant avant tout damay leen di remercier bu baax a baax ci seen présence ndax woote nit ñi bàyyi seen yitte ñëw wuy si la yombul rawatina yéen presse bi ku xool fii tey xam ni presse su Sénégal bi yëpp dajaloo nañ fi lii mooy Sénégal donc tey li tax ñu woo leen dafa nekk loo xam ni daf ñoo soxal avant tout damay présenter ñi nga xamante ne ni ñoom laa toogal ci table bi yaa Aïssatou Diagne là-bas suma côté yaa Abdoulaye Diop dinaa wax ci moom yaa Adja Aminta Seck dinaa wax ci moom yaa Siradio dinaa wax ci moom donc li tax ñu woo leen du lenn lu dul dañoo am loo xamante ne nii faw ñu wax ko te waa Grand Yoff lay soxal mooy mairie bii ñu jëm muy élection locale yi boobu ba léegi depuis 2008 dañoo nekk ci politique gu Grand Yoff di jàppale ay nit nekk booy bu ndaw nekk koo xamante ne ni dañoo bëgg suñu gox fi ñu dëkk te bëgg nañu wax dëgg yàlla dëkk yi ñuy bëgg di fréquenter wala ñu di ko gis Grand Yoff war naa mën a jege loolu même bu ko melul donc ñuy topp ay nit élection bu ñëw am na ku ñu àndal mais bu ñu demee ba ci biir dañuy xam ni bokkuñu ay ambition ci dëkk bi ñu dëkk ndax bu ñu gisee tey 2014 àndoon nañ feek nit bi ñu déparé teg dañoo gis mu dem di xëccoo feneen kon tey loolu jiite la donc yow foofu noonu taxul woon ngay jóg ñu gisati ñeneen ñoo xam ne yàlla dénk na leen ci sunu alalu réew ñu yor ci ay ndombal tànk dëkk ci gox bi mais li ñu war a def ñun dañoo gis ni dafa des ñu amati aussi kilifa goo xam ni Grand Yoff la dëkk à chaque fois Grand Yoff moom la ñuy jox bopp parce que doomu dëkk ba la dëgg la mais tey jii ni nit da ngay bàyyi xel lenn koo xam ni toog na foo xam ni wax na carrément que ni Grand Yoff toxal ko moo gën a yomb defar ko loolu aveu d'échec la donc tey kooku bu ñu ko doon bàyyi xel amaana duñ ko dénk baa ñuy yaakaar ci moom mu ñuy sampal kenn yooyu yëpp bi ñu defee analyse bi dañoo xam ni instant yi nii lanu mën ñun xale yi màgg nan ñi ngi jéemal seen bopp mosunoo tukki dem bitim réew à part vacances dem Chine dem Maroc mais bu ñu demee foofu bi ñu ñëwee dañ fa jàng te vacances dong la ñu demoon lépp loo xamante ne nii am nañ ko fii ci Sénégal ñu nekk ay xale yu ndaw maa ngi ci agriculture bi à Mboro nekk ci élevage mouton de race yi laadum di exposé ci foire yi ku ci dugg di nga xam li ma lay wax nekk ci milieu boo xam ni ci business ba tax na tey jii nii fi ñu nekk nii am nañ fi luñ fiy liggéey fii ñu woote nii tey li tax ñu génn Grand Yoff ñëw Sacré-Cœur loolu moo tax donc bërëb la bu ñu samp boo xam ne tamit c'est récent donc ñi ngi góorgóorlu ne serait-ce que ça ñu wan jeunesse bi que ni c'est possible léegi nag li ñu bëgg ànduñu ak kenn nekkuñu ak kenn je me disais que ni def sama déclaration wala ma nekk candidat ci mairie Grand Yoff sama décision personnelle la ni may defee sama déclaration aussi sama décision personnelle la parce que tey am na koy waxal am na si ñoom ci kilifa yi ñoo xam ne yaa ngi leen doon gunge bu ñu la déggee li ñu lay njëkk a saboté mooy mbaa sa 10 millions mat na mbaa sa lii mat na jamin affaire bi dafa metti ay blocage la yu ñuy tegal jeunesse bi dara amu ci yëpp ay montage la kenn koo ci fëggoon fii tey mënu laa génneel 10 millions yu muy yóbbu caution bu ko ci mënee ñu ngi dégg tamit ñu naan nañ def caution bi ay 10 millions wala nañ ko def 20 millions parce que ku jóg bëgg ko affaire bi dafa kalaate ba mu amee possibilité bokkoo ci parti bokkoo ci mouvement politico am nga droit nekk candidat ci mairie boobu la yëf yi kalaate léegi nag ku ne dafa am possibilité bokk ñiy dimbali askan wi ñoo jóg tey bëgg defar suñu gox te loolu yomb na te lu ñu bëgg mooy bokk googu nag xaaruñu ci lenn lu dul population Grand Yoff jeunesse su Grand Yoff ñu xamante ne ni li ñuy rêvé mën na doon dëgg te dëgg lay doon à partir d'aujourd'hui képp koo xamante ne nii suñu engagement suñu détermination parce que fexe nañ ba suñu ginnaaw nag man Jamil Seck suma ginnaaw lépp a clean mais maa ngi dugg ci loo xamante ne nii tey ji nii mën nañ laa indil lu ne mais ñu ngi xaar lépp pour lenn ni ñu koy jàppee rek mooy comme kilifa yi dëkk bu ne yow Sénégal mosuñoo guerre macha allah mosuñoo def loo xamante ne ni mën nañu gàllankoor mais loolu pourquoi ñun mënuñu dem lan moo tax ñun mënuñu dem politique de social bi nga xamante ni dañ koy def tabaski ñu ñëw takkal la xar tamxarit ñu ñëw yeewal la nag yeneen yi ñu ñëw dimbali la ba tey ñoom même nit ñi ñoo ñuy dimbali ñun malgré am na ñun ñu ñuy dimbali de mais même nit ñi la ñuy dimbali même nit ñi ñoo ñuy dimbali léegi nag duñ def politique de solidarité ku ne lu mu mën ñu jàppale ko ci man li may def ñu jàppale ma ci keneen lu muy def ñu jàppale ko ci léegi Sénégal dem Grand Yoff nag dañoo am lu ñu metti ñun ñëpp nekkatuñu di xaar ñu rey nit ñu doog a takk brassard rouge nekkatuñu
ñu xaar inondation am ñuy jooy déclaration bi ma ko bëggee def yàgg na mais Covid bi dugg ci 3e vague mënatuñu rassembler ay nit mais HLM Grand Yoff gi ma dëkk laa bëggoon mobiliser plus de 400 personnes Fles moo may déglu mën naa ko biir Grand Yoff te ay doomu Grand Yoff ñooy ñëw mobiliser woo presse bi yëpp wax leen ni je serai candidat léegi nag mënuñu ko def ak Covid bi contexte Covid bi ñuy ñaan yàlla jëlee ko ci àdduna bi du ñu ñaanal sax Sénégal yàlla jëlee ko ci àdduna bi mu jóge fi ku nekk dellu ci say ay activité bi ñu xamee ni loolu mënta nekk ci lañ choisir restaurant bi nga xamante ni mi ngi fii ñu mën fee ñëw defee ko fi jéem a respecter mesures barrières yi ndax combat bi jiitu ci combat ay élection ay bëgg naa lii bëgg naa lee Covid moo jiitu ñëpp ndax tënk nañ ñëpp donc loolu moo tax ñu organiser ko tey te pare nañu incha allah ànd ak population bu Grand Yoff muy mag muy ndaw muy maire muy pa surtout jeunesse bi dama compter ci ñoom jeunesse bi man dama compter ci ñoom parce que je suis jeune de 87 osé xalaat que ni lii c'est possible te dafa possible dañ koy def tey nit boo taxawee ne ko Grand Yoff mënuñu koo defar tuxal ko moo gën a yomb defar ko Abdoulaye Diop mi ngi nii sama wet dafa déclaré nekk candidat ci mairie Grand Yoff amul benn candidat man Jamil bu ma déggul ni déclaré nga pour nekk candidat te ubbi lu ma la samay bunt mag laa leen jàppee booy la mag laa leen jàppee am na luñ ci def sonn nañ ci politique boobu ba léegi ñu ngi ci mais li tax ma teg ko tey sama wet dafa déclaré de mais dama ko teg sama wet pour wan nit ñi que ni xuloowuñu xeexuñu xañuñu kenn lu mu mën bu fekkee defar moo ñu tax a jóg defar rek moo ñu tax a jóg Grand Yoff war nañoo xool nan la ñu mën a defaree Grand Yoff ñun nag li ñu bëgg mooy Grand Yoff rendez-vous dans 10 ans nan la war a mel Grand Yoff est-ce que dafa nar a inondé Grand Yoff est-ce que route yi dinañu baax Grand Yoff est-ce que environnement bi dina baax cadre de vie bi dina baax Grand Yoff épicentre la ci Dakar épicentre la ci Dakar tey épicentre soit day wàcc baa mu yéeg wàcc gi nag li koy indi mooy nit ñi di yokk di ñëw créé wuñu benn possibilité pour yëkkati ko affaire bi di gën a wàcc di dem te bu ñu continuer di seetaan jeunesse bi laay waxal bu ñu continuer di seetaan nii lay continuer booy du ñu am lu ñu def chômage bi di yokku tu préfères këf baa nga agressé te loolu la ñu bëgg tey mu deñ ne serait-ce que élevage bi ñu maîtriser mën nañ ci tijji ay bunt fii jeune boo fi wax ne ko je suis éleveur professionnel dama yor ay laadum day kontaan donc yooyu mën na nekk ay bunt yoo xam ni mën nañ si jàpp te man à partir d'aujourd'hui def naa déclaration xam naa ni beneen étape bu ñuy def ci Covid bi la ñuy xeex masque moom bëgg naa kenn dootu ko jaay biir Grand Yoff parce que tollatuñu fu ñu war a jëndee masque moo xam 100 francs la moo xam fukki dërëm la parce que Covid bi yàgg na fi pourquoi ba léegi ñuy jënd masque war nañ koo mën a maye. beneen étape masque yi lay doon ak gel yi buñ jugee ci loolu incha allah foire la ñu bëgg a organiser ku mu neex na nga jël idée mais foire la boo xam ne jeune Grand Yoff yëpp dañuy wër def tour parce que tàmm naa ko mënd bi damay jël oto di wër di ñaan man di yóbbul gaay bëggatuma leen a yóbbul solution laa leen bëgg a indil foire la ñuy def jeunes yi mouvement femme ak koo mënti doon consulter ci foire bi nga indi sa projet ñu étudier ko dina ci am projet yoo xam ne ñooy méngoo bu ñu méngoowee ñu xool nan la ñuy leen di wut lan la ñuy wutee financement suivre leen léegi lañ koy tàmbali duñu xaar gagné wala ñàkk a gagné ci élection locale yi li ñu war ci Grand Yoff à partir d'aujourd'hui man maa déclaré ne dama bëgg maire bi dinaa ko wane ci côté yëpp